asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki àddina Alxaaji Mbengue Diop ak Mame Ndokh TV mbokk yi tey maa ngi nii toog ak sama benn confrère yi bu ñuy wax Pape Moussa Diop di sama rak ngeen xam ko muy borom PMC TV waaye nag tey dama ko invité pour ñu waxtaan en tant que doomu Tivaouane bala maa sori damay bàyyi rek nit ñi mais ñu ngi sant bu baax sunu caméraman Massaw Fall bi nga xamante ne moom lañ àndal saa li ñu bëgg rek mooy nga wax ñu kan mooy Pape Moussa Diop. jërëjëf asalaamaaleykum El Hadj maa ngi lay nuyu di nuyu mbokki internet yi ñuy seetaan Pape Moussa Diop nag doomu Tivaouane la juddoo Tivaouane màggee Tivaouane liggéeyee Tivaouane samay maam it fii la ñu cosaanoo sama maam bi jur sama baay bu jigéen mi ngi cosaanoo fii ci Njaasaan ndax maam bu Naama Mbaay mooy sama maam bi nga dégg Cheikh bu Diop di way bu Naama Mbaay moo jur Baba Samb mu jur Kuma Mango mu jur sama papa sama maam ak maam buumu Kunta ñoo bokk benn barab buñ leen def ci biir Njaasaan kon diggante Njaasaan ak Tivaouane fala sama lépp nekk bu dem sama côté yaay Ali Bata Mbuub le président du griot du Sénégal démb rek maa ngi gis yaa ngi commenté ci benn vidéo bu mu defoon ca à l'époque Ali Bata Mbuub Baba Sey Mbuub ko jur Nguuda Mbuub jur ko Nguuda Mbuub moo daan noddal Seydil Hadji Malick di yenoo ndox ca bitiw di ko indil Maodo muy jàpp fajar gu nekk Ali Bata moom moo jur Seyli Mbuub mu jur ma dëkk Tivaouane pour bañ a guddal ma dëkk Tivaouane defee lépp Tivaouane El Hadj kooku mooy Pape Moussa defee lépp Tivaouane mais Pape Moussa Diop bi ñuy nekk xale est-ce que mën nga ñu nettali tuuti rek ci sa cursus par exemple bi nga déparé ñu dugal la daara nga génn jàng école ci lu gaaw ba ni nga nekkee ba bi ngay jàng tubaab defal ñu ci benn briefing bu ndaw. waaw man nag bi ma à bas âge lañ ma dugal ma dem jardin d'enfants fële ca centre boobu voilà centre de perfectionnement des artisans ruraux de Tivaouane muy SEPAR moom lañ ko tuddee actuellement fa laa dem def jardin après ma dugg école si Cheikh Bou Kounta laa jànge ba CM2 ma def entrée en sixième am ko dem boobu annexe bala ci kër Aline Mbaye Pala ma dem foofu def sixième cinquième comme dama léejoon ñu jëlee ma fa fekk damay déconné bokk ci ñi grève ak yooyu ñu tàq ma jóge fa sama papa fayal ma dem fa ACAPES jàng fa def entrée ñëwaat CM mais bi ma ñëwaatee au finish musuma woon redoubler amoon naa xel mais dama doon bañ sama papa jékki-jékki comme bi ma fayalee ma am moyenne 12 mu ni kii moo tay li muy def après par la suite comme fayatul ma bàyyi dellowaat sama loxo mu ni ma da ngay bàyyi ma bàyyi jóge fa def naa daara aussi jàng daara Cheikh Fall daara Iran Ndaw daara Oustaz Baaxee Ñang bu bàyyi bu Tayba Ñang moo fa jugee ci laa daw nag ñëw ci fii daara Pa Aline Cissé waaw loolu daal mooy lu ma def ci wàllu njàng mu jugee foofu nag war a jàngi métier. après ban métier nga def. soudure métallique laa def maa ngi ko def naa 12 ans soudure métallique j'ai eu mon diplôme de cinquième degré am naa diplôme boo xam sama patron moo ma ko jox yaa xam ja boobu tey kër sëñ Mansour booy dugg bunt bi xabdu sëñ Babacar li ko wër ak kër sëñ Abdou palais bi lu fay weñ ñoo ko liggéey sama loxo li ma ci liggéey bari na trop. waaw commerçant nag dama dem xombal yor fa benn atelier soudure yoo fa jugee ma ñëw après par la suite ci laa am problème mu bët ma amee problème mu bët liggéeyu ma ne ci kër gi may ñaanal sama yaay ji yàlla na yàlla dolli ko leer Adja Selli Mbuub te jéggal ko bu may xëy suba ci kër gi xëy mu jékki-jékki ni ma pap góor du toog te yow yaay taaw ci kër gi mu yëkkati fukki junni je me rappelle moo tax loo am tey moom la mu jox ma ni ma demal nga liggéey ma dem Thiès foofu loolaa njëkk a jënd élage loo xam nga mooy bagage shit yi des ci bitig yi ñu dajale ko jaay la ko loowu borode ma jënd ko ñëw ci buntu cinéma bi di ko jaay cinéma Thiès bi ma koy jaay ba mu jeex 50 000 yi juste moo ci génnaat amul bénéfice ma gis kuy jaay fëgg jaay ma daw jënd ko commencé di dem luuma bu ne dem naa fa fii ci Sénégal waaw dama daan tegale 15 jours du ma fanaan sama kër lundi ma dem Kébémer mardi Potou mercredi Sagata jeudi Pekes vendredi Ndande Fall Toubatoul samedi dimanche Pire ma def ko pendant 1 mois bu ma sangoo sa douce affaire bi demul soo ñëwee da nga xam ku tilim moo fi doon sangu El Hadj kon loolu def naa ko ma jóge fi ñëw Tivaouane basé daan jaayee ci ancien mairie ba di fa lal bâche mais dama mus a gëm affaire innové nag man dama mus a gëm ni fu ma nekk war naa nekk fu ko
sama morom yi dañ daan lal par là rek ñu jaay ma jékki-jékki jënd benn tente boo xamante si ni tente bi c'est 4 mètres sur 3 tente bi maa ngi ko jëndee woon 120 000 su ma neexee su ma ko defaree ba jël ay tissu ma wërale ko da ngay yaakaar ni place la mën nga fa dugg jënd ba génn doo xam ni place la parce que su ma ko defee par dama koy tissu yi laa ci rangele fëgg jaay bi loolu ma def ko jóge fa am benn atelier fi jàkkaarloog Fatou Mbaye Ndiaye Habib Lo bi dal ma un contrat durée déterminée à 1 mois 1 an mu ñëw mu jékki-jékki ni ma man Modou laa damay nanguwaat sama place jël place bi ci la góor gi place boobu jàkkaarloo tey Mamadou góor gee fa nekkoon di jaay bazar la ko defoon lu ne la fa doon jaay góor gi ne ma ñëwul fii nga toog fi ma jékki-jékki moom mu retiré wu bàyyi ma ak place ba ma nekk fa ba tey fii ma nekk tey di fa liggéey yow mi yaa ma ko jox te kenn mosu ko xam yaa ma pap yow fii dafa ndaw ci yow ñëwal nga jël fii ma jël ko nga nekk suma grand aussi defal ma loo xam ni du ma ko rusa wax fenn lu rëy la nga nekk suma conseiller nekk sama xarit alaaji loolu moo ma dugal ci commerçant ba tey nga xam ne nag 100% tissu la ñuy jaay fil à fil ñu imposé ci aussi daawul am ci département Tivaouane ñu gis Dakar lu ko ñëpp yi amee Colobane gars yi bu ñu jógee Chine foofu la ñuy gis man damay imposé ñëpp a ngi jaay tissu jigéen mais damay imposé tissu góor fii ci Tivaouane ba ku ko bëggati di ko fa jëndee ba tey yaakaar naa ni tey li nga sol li ma sol ak li keneen sol yëpp ci bitigu Seydi El Hadji Malick. Mais Pape Moussa Diop en tant que politicien fan la notion politique bi. waaw xam nga man politique nag man judduwuma pour nekk un politicien mais li lay wax ni yàlla moo indi ay dogalam Jalimar sama ndijaay dafa doon def politique ànd ak Idrissa Seck benn jour bokkuma woon sax ci ñi ànd ak kii mu am benn campagne bu ñu doon def fële ca Tivaouane Olof am ay xeer yu jékki-jékki rek jug comme mook sama yaay ñoo bokk benn papa deret kii ma jug assurer sécurité am dugal ko ci par la suite nag fu muy demati damay ànd ak moom man politique mais moom j'assure son sécurité pour bëgguma kenn ko laal par la suite ci la ñu ñëw ba ci biir communication ñu naan Pa Moussa il communique bien dañ koy jox muy def communication yi yàlla dogal ma nekk ci El Hadj noonu laa duggee ci politique jóge fa tey président Macky Sall en 2012 faralu ma ko woon sax ñi ngi àndoon ak Idrissa Seck ci par la suite ci la ñu dem nag ba nekk chargé de communication ànd defar bu mouvement. mais lan moo la boole ak Abdoulaye Ndiaye Ngalgou sa ànd ak Abdoulaye Ndiaye Ngalgou nan la jëmee mën ngeen ci may tuuti. Abdoulaye Ndiaye Ngalgou pour gàttal rek bi ñuy ànd xamuma ko dafay politique yëg ni pare ñu def sondage ci Tivaouane wax ni Macky Sall day jël 4e te boobu la Macky Sall doog a def résidence bi fii à Tivaouane mu ni bu sañoon daal sëñ Abdou jërëjëf jam waxoon Macky Sall delloo ko ñu def sondage mu ni moom entrepreneur la te bëggul gàcce ñu gañe Macky fii sëriñ Abdou di am lu ko metti te boobu mook sëñ Abdou ay xarit lan xam na ne buñ gañee Macky sëñ Abdou dina am lu ko metti ñu boole ko ak man dama jékki-jékki sama téléphone woote ñu wax ma Abdoulaye Ndiaye Ngalgou moo la soxla ñu gisante mu ne Pa Moussa dañ ma booleeg yow ak El Hadj Meng ma ne ko pour tënk rek ma ne ko El Hadj Meng moom pour wax la dëgg sama xarit la di nga ko woon ak mu ñëw mais Diop si la àndal te Diop si defu ko lu tax mu war koo bàyyi te bu ko doon bàyyi dinaa ko wax bul bàyyi Diop si ci mu ne ma non El Hadj gisuma ko mais bëgg naa ko ndax loolu nga wax ci moom kon day wane ni kooku nit ku gëm boppam la ku am ngor la ñu waxtaan ànd mu ne ma man dama bëgg nga wax ma nan laay def ma wax ko li ma xalaat wax ko ñi ma yaakaar ne su fa demee dina kii ba ñu dem ba yàlla dogal Macky Sall am ndam nii laa ànd ak Abdoulaye Ndiaye mu def ma chargé de communication di ko xam ni kenn la ci man lu muy def waxtaan ci ak man bëgg ma bëgg ko aussi nit ku baax ku bëgg def ngir yàlla la te man je suis comme ça dama bëgg kuy def ngir yàlla ndax dama koy def mu ëppale ma muy def may def ni ma toll ba yàlla dogal ñuy àndu nawle àndu ngor àndu bëggante àndu mag ak rak. Pape Moussa Diop Tivaouane politique gu Tivaouane naka nga ko gisee parce que maa ngi lay gis yaa ngi laa gisoon ñëpp Abdoulaye Ndiaye Ngalgou nga àndal mais tu travailles avec tout le monde kon je crois que ni am nga ay secret yoo xam ci politique gu Tivaouane bu ma la doon laaj tey ban secret nga xam ci Tivaouane dina tax Tivaouane émergent lan ngay wax. waaw mooy dama wax ni Tivaouane actuellement El Hadj dafa am noo xam ni moom la ñu war di doxee mooy il faut que man les autorités ñëpp laa amal jàmm Abdoulaye Ndiaye laa àndal mais sama téléphone ku ma woo commencé ko le ministre Seynabou Gueye Touré Abdoulaye Diagne Sy Mbengue ak ñëpp bu ma limee mën naa jum ñëpp ku ma woo da nga may jël parce que man du ma woo nit pour bëgg la woo rek saa yu ma la woowee rek gis naa loo xam boo ko defee mu amal Tivaouane njëriñ ma wax la ko ni la suggéré la nga def ko mais politique gu Tivaouane dafa am loo xam ne dafa war ñu indi ko mooy il faut que ñu dundal Tivaouane Doudou Wade dafa ñëwoon ci benn ngénte El Hadji Malick Diop ancien maire mu wax ni Tivaouane fait partie des villes yi gën a neex a defar ci àdduna bi ci Sénégal ñu ne ko lu tax mu ni parce que Tivaouane oraam c'est international
ambassade boo dem di wax ni Tivaouane laa bëggal partenariat dañuy gaaw signé ko ndax Seydil Hadji Malick moo ko lawraataale. kon su yàlla dogalee ñun ñëpp bokk Tivaouane te ñun ñëpp koo ci waxal danaan dama bëgg Tivaouane waa alaaj ñu bëgg Tivaouane ñëpp est-ce que waruñoo ànd pour Tivaouane jëm kanam. bu dee yow da nga ni da nga bëgg man ma bëgg Mamati bëgg Masaw bëgg mais il faut que ñu unir nos forces pour Tivaouane jëm kanam beneen bi mooy ku nekk rafet njort ci sa morom mais am na lu ma fiy gis loo xam ni rafet luwuma ko. mooy àndandoo taggante tàqalikoo jëwante baaxul te autorités yi ay saa yi ñu def loolu te ñun dañuy am ay sources bu doon ñun lu ñu dégg wax ko kenn bu yow boobaa dañ naan no kii day nettali mais ñun dañoo am droit de réserve parce que dañoo war a waxtaan ak ñëpp mais ku ñu gis tamit dinañ am na benn kilifa boo xam ne dañoo ànd man ak moom bi ñuy sensibiliser ci affaire signature yi mu wax maa tey du ma tudd turam waxaat ci micro maa tey ñuy dugg ci oto mu tee ci loxo garde corps bi tee sama loxo mu ni garde corps bi bàyyi ko mu bàyyi mu ne ma lan la ma ne ko dama la soxla ñu soxla ma ne ko kilifa du wax maa tey yiwul mu ne ma ma ne ko waaw mu ne ma Pa Moussa jërëjëf ci correction bi nga ma defal ñun noonu la ñuy àndee ku ñu gis ni buñ la waxee nga def dañ lay wax te ñoom ñëpp aussi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci taxawaay bi ñuy def ndax ku nekk a ngi góorgóorlu ngir Tivaouane El Hadji. fi may li ma gën a intéressé ci Pape Moussa Diop mooy Pape Moussa Diop en tant que communicateur traditionnel. Communicateur traditionnel sax du ma la laaj fan la dabee parce que sànq ci biir présentation bi wax nga ni Ali Bata Mboup mooy sama Ali Bata Mboup sama maam la rek moom waruñoo laaj sa tam ndax war ngaa nekk communicateur traditionnel mais dama bëgg a xam lan moo la mës a arrivé ci communication ci PMC ak ci communication traditionnelle loo xamante ni lu la marqué la ilaa yu mu dindoo ko fàtte. waaw xam nga El Hadji man ci biir communication man dama am habitude su may communiquer bala maa communiquer damay bind. dama déggoon Pape Sëñ Bay Mansour al Khalifa yàlla na yàlla guddal fanam mu woo Alioune Diagne woo Souley ba ni leen bàyyi leen ni mokkal naa xilaas bu ngeen di waxtaanee te dee leen noté parce que nit yàlla moo ko bindee ci juum soo sa xel fattoo sooy sëggee xool sa note daf lay relancer moo tax man dama am habitude di bind bala may wax ci biir communication aussi li tax moom am naa ci loo xam ne dama ci kontaan mooy dama àgg kër Alaaji Mansour Mbaye ñu toog di waxtaan mu ne ma maa ngi lay suivre sëtu baata comme sama maam moo nekkoon seen mag mu ne ma sëtu baata maa ngi lay suivre mais noonu la mu wax ma benn baat mu ne ma il faut marcher lentement et sûrement da ngeen a war a nekk suba ñuy war a kenu xadara bi kon il faut ngeen dox ndànk mais doxin bu dëgër mooy bu leen def ay erreur loolu mu nekk loo xam ni source de motivation la boo xam ni bi ma génnaatee neewaat naa comme Alaaji Mansour Mbaye le communicateur traditionnel le président des communicateurs traditionnels moo la wax lii war nga mën a xalaataat ni kon am na ñeneen ñu lay bàyyi xel pour moom loolu lu ma neex El Hadji. ban taxawaay la Pape Moussa Diop di taxaw ci Covid 19 bi gis naa xeex bi nga ciy xeex lan moo la ci xiir da nga koy xeex parce que xeex bi nga bëgg mu jóge fi wala sa devoir la ko war a def. waaw xam nga ba avant de ngay réclamer say droit il faut nga def sa devoir tey les autorités ñoom ñoo takk ndomba tànk yi mais ñun nous sommes des autorités à vie El Hadji ñoom da ngay gis ko toog maire day toog mandaam jeex mu dem président conseil départemental toog ministre ñu def la ko tey nommé la ko suba ñu wàcce la mais tey El Hadji ñun dañoo nekk des autorités giirug dund man yow keneen moo tax ñun lu ñu gisee kuy def lu baax dañ lay encourager man am na ñoo xam ne du ñu ministre du ñu dara dañ ma woo Pa Moussa ma ne ko non yàlla mane na la gan mën nga sa bopp yëkkati si sa teraanga nga dimbali Covid 19 nit ñi mënuñ su dund El Hadji Covid 19 jur na doom bu ñuy wax mooy ko xiif nit ñi xiif nañu sonn nañu moo tax ñun tamit lu ñu xam parce que la communication c'est le numéro 1 pour battre le Covid 19 ci Sénégal moo tax ñun ñu nekk ci yenn saa yi du ñu xaar ku ñu jox dara yenn saa yi ñu jël suñu poste liñ ñuy jox Ablaye Ndiaye Ngalgou tey man pour wax la ni la daf ma yëkkati teraanga bu bari mu jox ma ko barke Seydil Hadji Malick ma jël ko woo sama ay sœur ñu jël ko tasaat ko ci koñ bi ma dëkk parce que damay dégg benn wax ñu naan bu la yàlla joxee ku benn tibb ceeb suur bu la yàlla joxee saako ceeb tegtal la ni ñu bari seen aña nga ca kon séddale ko moo tax ñun tamit ñuy jël suñu alalu bopp personnellement di ko kii tey ci bitigu Seydil Hadji Malick ba ñuy liggéey jël suñu ay tissus ñaw ay masque may ko nit ñi tey loolu tamit suñuy devoir la ñu koy def beneen bi mooy ñu gis ñoo xamante si nii jar na noo jël ay masque ñu may ko askan bi xamuñu parce que nit dina yor teraanga te xamul nu muy defee lu baax ñun ñu nekk pas des communicateurs tout court mais des facilitateurs El Hadji loolu def nañ ko ci jël suñu site PMC TV di relayer les images di relayer les bienfaits yi nga xam ne ñu nit ñaa ngi koy def ku
ku jël kaasu ndox may ko kenn ko xiifoon sax wane naan ko loolu nag c'est pas pour bëgg ñuy gis PMC mbir pour bëgg ñuy gis nit ñi man lu baax ñi ngi def lu baax am nañu man lu baax defuñu ko ñu xool kooku toppandoo ko ci def lu baax El Hadj. jërëjëf Pape Moussa Diop ci biir émission bi lan laa la waroon a laaj loo xam bëggoon nga ma laaj la ko te laajuma la ko bu ko defee ñu tëjee ko émission bi nga tënk ko rek ci benn kàddu bu ko defee ñu daanaka. parce que déjà presque def nañ 15 minutes. waaw ci biir communication nag am na ci loo xam ne sama doctrine la man mooy El Hadj man bëgguma lu ñaaw man duma wax lu ñaaw Diagne Sy Mbengue ñoo ko fal en 2014 ak coalition bi ma nee ma dama soxla dama bëgg ñu ànd liggéey nga jàppale ma ci sama communication dama ne ko jali man du ma politicien Jalimaar sama ndijaay la xaaral ma dem tàggu ko ma àgg Jalimaar ni ma àndal ak moom nga liggéeyal sa dëkk liggéeyal ko ba ma ñëwee ni Diagne Sy man nag benn ñaari condition waxtaan naa ak sama ndijaay nangu na mais ñaari condition laay liggéeyee mu ni ma ban ak ba ma ne ko du ma waxal kenn ni ko yow kese rek dong laay waxal man je fais de la communication ci laay liggéey mooy sama bureau ku ma soxla su ma wooyee fay ma damay dem liggéey bërki démb Auchan daf ma woo ñëw Tivaouane publicité fay ma xaalis ma publicité leen tey bi commerçant yi taxawee def point de presse dóor Auchan xeer dama ko jël wane ko kon nañu jàpp ne ku ne day am luy yóbbu sa kër mais man du ma wax lu ñaaw milliard boo ko yoroon di ma wax lu ñaaw demal fay ko keneen sama doctrine mooy awma lu ñaaw du ma wax lu ñaaw du ma def lu ñaaw yàlla moo bind nit ci matadi El Hadj pour wax ni bëgg naa ñëpp xam ni Pape Moussa Diop communicateur traditionnel du wax lu ñaaw bëggul lu ñaaw bëggul kuy wax lu ñaaw lii mooy message bi nga xam ni dinaa ko lancer di wax nit ñi aussi prudence ci Covid 19. El Hadj nañuy raxasu ak saabu actuellement du heure seeti kenn actuellement amul damay dem ci kër gi damaa namoon waa kër ga amul damaa ñaan si xorom amul damaa naan si ataaya jamono ji l'heure est plus que grave bu kenn dem fenn di naan di ataaya amal fayda ba deel tëj sa buntu kër amal fayda ba ku ñëw sa kër génn balaa ñëw na raxasu ak saabu déglu naa benn audio benn expert bu wax lu am solo mu ni éviter di dugg ci kër gi te raxasu woo ak saabu éviter di takk gant bi nañ ko bàyyi ak les médecins chirurgicaux ndax gant dafay téye microbe te microbe boobu mën nga ko téye di ko dindiwaat bàyyi ko ci sa kër kon nañu éviter gant beneen mooy les gel antiseptique El Hadj Mbengue mi ngi nii yii suma juumul yaa ma ko mayoon chaque jour ma yor ko mais dañuy wax boo ci raxasu ci gel antiseptique ba mu yàgg ba nga yëg ni sa loxo mi ngi collé bàyyil gel bi nga dellu ci saabu ca cosaan la saabu moo gën efficace beneen bi mooy El Hadj maa ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di gërëm mbokki internet u Ndox TV di wax ngeen abonné ci Ndox TV ak PMC maa ngi lancé un message di wax ni duñu ñaari organe benn lanu ndax administrateur laa ci Ndox TV comme ni El Hadj nekkee administrateur ci PMC TV sañ na am élément téléphone am fay mu publier ci PMC TV comme ni ma ko sañee def ci moom loolu nag maa ngi wax ñëpp ñu xam ko bañ naa ko ba kuy wër El Hadj Pape Moussa ngay woo kuy wër Pape Moussa El Hadj ngay woo loolu nag yàlla nañu ko yàlla sàmmal ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kontaan naa daal El Hadj. jërëjëf mon frère merci beaucoup mbokk yi gis ngeen ko mu ngi noonu Pape Moussa Diop nit ku baax Pape Moussa Diop nit koo xamante ni cër bi joxe na ko ba mu mat sëkk vraiment yéen waa Tivaouane mu ngi noonu yéen ñi xamul woon Pape Moussa Diop di ko laam-laamee Ndox TV ñëw na indil leen kan mooy Pape Moussa Diop ku ci bëgg lu baax commentaire yaa ngi noonu mais nag ñu ngi leen di joxaat dig daje incha allahu rabbi fii ci Ndox TV ak Alhaji Mbengue Diop di gërëm Massaw Fall di gërëm ak Mam Mati bu baax a baax Mam Mati sama doom Mam Mati sama sœur sama jarbaat ñu ngi leen di ziar yi ñëpp Alhaji Mbengue Diop ak Mam Ndox TV jërë ngeen jëf